voilà ba tey rek ñu continuer rek nekk ci émission bi nga xamante ni mooy Parlons Santé waa Cheikh ñu tolloon ci li nga xamante ni mooy les causes de la malnutrition tey boo ñu mënee dellu ci li nga xamante ni mooy causes yi Cheikh lan nga ñuy wax ci li nga xamante ni mooy la malnutrition ak lan nga ñu mën a expliquer causes yi nga xamante ni moo koy joxe. waaw ok Lamine foofu am na solo bu baax a baax. puisque képp kuy wax ci malnutrition. booy wax ba yegg si ci cause yi vraiment. yaakaar naa war nga caa taxaw. nga wax ca bu baax a baax. effectivement puisque cause malnutrition. dafa doon loo xamante ne ni tey bu ñu fexe woon ba mu jóge fi rek. mën naa wax ne malnutrition dafay jóge bu baax a baax. ci biir cause yooyu nag. mën nañoo jàpp que ne lii ndax dañ ne maman bi nga xamante ne nii moo ëmb doomam. bu fekkee dafa am xiibon. bu doom bi juddoo day am directement xiibon. kon malnutrition day prolongé ba ci état bi maman bi ëmbee doom bi. effectivement ndax foofu dañ ne. l'état de santé de la maman. day répercuté wu directement ci malnutrition wu xale bi ndax yaay bi bu fekkee ne dafa ëmb doomam. fekk mu xiibon lompoñ maanaam su boobaa bu fekkee ne doom boobu dafa juddu day jëlaale malnutrition boobu ci yaayam donc état de la santé di maman day répercuté wu directement ci malnutrition bi effectivement waaw ñaareel bi mooy comme par exemple li nga xamante ne moom la ñuy woowee les grossesses rapprochées maanaam ñu koy woowee nef ci olof waaw grossesse rapprochée yooyu day répercuté wu directement ci cause yi nga xamante ne mooy les causes de la malnutrition day indi malnutrition ndax comment dirais-je ni ñu ko mën a waxee noonu nef boobu day tax ñaari xale yooyu nga xamante ne ni ñoo judd te soreyante woon du ñu mën a am consommation normale bi nga xamante ne moom la ñu war a jële ci yenn yaay loolu mooy waral vraiment xiibon boobu day am bu baax a baax ci ñoom ñetteel bi mooy les tabous alimentaires loolu nag vraiment dama ciy wax bu baax a baax. tabou alimentaire Cheikh bu ñu ko mënee tekki. waa ci laa bëgg a ñëw. dama ciy misé wu bu baax a baax puisque loolu moo sonal askan bi fi mu toll nii. tabou alimentaire boo ko déggee mooy tereef yi nga xamante ne moom la ñuy teree xale yi. ci ñam yi ñuy lekk. maanaam dañ naan xale. buy ebbee i mag warul laal diggu bool. te boo xoolee ci bool la ne ca digg ba moo am solo ci bool bi mais ceeb ba amul njëriñ la am njëriñ ci bool bi yëpp mu ngi ca digg ba donc boo teree xale bi la ne ci digg boobu xañ nga ko lu bëri ci li nga xamante ne mooy les aliments yi moo xamante ne moom la war a am aussi dañuy dox di dégg ñu ne xale warul lekk nen alors que nen bokk na ci li nga xamante ne moo gën ci xale. waaw mais dañ ne voilà Cheikh parce que nen xale bu lekkee nen day muuma du mën a wax. yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne nii santé daf ko dàq gis nga lépp loo xamante ne nii santé daf ko dàq jarul ñu ciy misé wu bu baax a baax. ndax nen dafa bokk ci les 6 éléments yoo xamante ne nii moo gën ci wér-gu-yaramu nit. donc xale lekk nen dafa nekk njëriñ dafa am njëriñ bu baax a baax ci système organique am waaw. ok beneen bi mooy li nga xamante ne nii comme par exemple la pauvreté. ñu miser ko ci dëkk boo xamante ne nii comme par exemple bu fekkee dafa am guerre. buñ jógee ci guerre subitement buñ jógee ci guerre bi rek. dëkk bi yëpp day commencé xiibon bi commencé installé wu foofu. puisque dañuy am ravage total bu ko defee kenn dootul am loo lekk kenn dootul tal kenn te bu kenn talatul kenn xale yi nga xamante ne ñoo nekk ay ndaw ñoo gën a sonn ci loolu foofu la seen xiibon di jógee. loolu mooy li nga xamante ne nii mën nañ koo tënk ci cause yi nga xamante ne mooy la malnutrition. waaw man dama bëgg ñu revenir à tuuti ci état de santé de la maman. bi nga xamante day répercuté aussi ci xale bi. kon daal bu ñu ko mënee dëgg mooy. maman bi nga xamante ni moo nekk état de grossesse. moom aussi war na mën a am une alimentation saine boo xam ne moo koy mën a permettre ba xale bi muy juddulee. nekk xale boo xamante ni day nekk xale bu normal. effectivement ndaxte foofu boo déggee ci waxu njëlbeen bi dama ne. maman bi nga xamante ne dafa tollu diggante. dañ koo war a saytu. ci biir saytu boobu nag ci la ñuy mën a def lu tout xeex ak moom ba xiibon boobu du am mais bu fekkee ne moom ci boppam saggan na ba demul kër docteur pour ñu xeexle ko loolu nga xamante ne moo nekk ci moom xam nga comme bu toogee këram demul kër docteur du mën a am ay ferñeent yoo xamante ne nii vraiment dinañ ko mën a aar ci lu bëri li nga xamante ne moo nekk ak moom
loolu nag bu fekkee mu nga ca kër ga génnul dem kër docteur loolu du mën a am change am garab yoo xamante ne nii dinañ ko mën a jàppale ba lompoñam boobu gën ci moom su ko defee nag bu doom bi juddoo te yaayam remplirul condition yi nga xamante ne moom la war a remplir kër docteur su ko defee da koy joxaale directement xiibon boobu day feeñ directement ci xale bi mais aussi est-ce que it ñàkk namp weenu yaay est-ce que du ay cause xam nga foofu réellement boo xoolee cause yi dippee na foofu bu baax a baax puisque boo xoolee xale bi nga xamante ne dañ ne le lait maternel reste le pire et le meilleur chez l'enfant jusqu'à 6 mois donc allaitement exclusif au sein maternel la ñu wax donc xale bi forcément pour mu am li gën ci moom mooy que ne mu namp juróom benni weer yu leer nañ nga xamante ne ni du ci boole leneen bu ko defee day am ferñeent yëpp yi mu soxla ci weenu yaayam effectivement voilà comme donc ñuy fàttali rek mbokk auditeurs auditrices yi ne yéen a ngi fii si seen YouTube Nguelmak TV Nguelmak Média képp koo xamante aussi bëgg nga participer si émission bi nga xam ne mooy Parlons Santé mën nga woote si 77 107 40 71 ku bëgg a participer si émission bi mën nga woote si 77 107 40 71 waa seet ñu nekk ba léegi ci cause yi nga xamante ni mooy cause yu malnutrition nga indi ñu ci ay explication détaillées yu am solo bu ci biñ ci mën a jàpp mooy yaay bi nga xamante ni ëmb na xale bi aussi moom it dina bokk ci li nga xam ne souvent mooy indi xiiboon ci xale bi fekkee moom dafa xiiboonoon ci moment bi nga xamante ni la ko ëmbee ak xale bi nga xam ne aussi màgg na judd na mais ñu am ay ce qu'on appelle ay interdiction tabou yoo xamante ni dañu koy aayee mooy lu ko mel ni nen wala xale warul lekk ci digg ndab donc mu nekk yooyu yëpp ay causes yoo xam ne day indi li nga xamante ni mooy malnutrition kon daal bu ñu mënee tënk malnutrition causes yi daal nekk na yow causes yoo xamante ni société bi en tant que tel dina ko waral ak yaay bi nga xamante ni aussi moom moo ëmb doomam dina ko waral effectivement noonu la fa demee ci biir loolu itam may lancer un appel à ce que ci cause yi comme ni nga ko waxee nii ñu bàyyee ci xel bu baax a baax ndaxte mën naa wax ne cause yi bu fekkee de génn rek malnutrition dafay génne à jóge à 100% li nga xamante ne ni ñun société bi ak ñi nga xamante ne nii ce sont les mamans les femmes en âge de procréation ñooñu nañu miser wu ci lii bu baax a baax jàpp li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee fii puisque am na njëriñ cause yi bu fi jógee malnutrition am nañu forte chance mu jóge fi à 100%. effectivement cause yi bu fi jógee am nan chance ñu léegi ñu jël ki nga xamante ni moo daal di nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay jaar noo tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Elimane Diouf dëkk di wootee Bambey Séréer. Actuellement ci à Thiès. waaw Elimane yaakaar naa yaa ngi seetaan émission bu mag bi tudd Parlons Santé ñu dalal sunu mbokk sunu naataango Cheikh Faye. dëgg la. waaw di wax ne vraiment émission bi am na solo trop. dëgg la. dëgg la. te aussi foofu jigéen ñi dañ fa xaw a sàggan tuuti. waaw. parce que boo xool suñu mbokku séeréer yi. wala suñu mbokku pël yi. loolu maanaam bu ñuy nàmpal. dañuy gis ku ñàkk jóge ca àll ba ñàkk rek. dañuy fekk wàcc sa doom jox weer. léegi loolu aussi mënta am ay effets yu Cheikh Faye ndax loolu aussi mënta am ay gàllankoor ci xale bi ndax ween dafa nekk loo xam ne aussi comme xale bi da koy sax te lépp day demal ci biiram. te xale dafa sensible. loolu je pense que bu fekkee mën na indi foofu ay leeral rek ndax loolu mënta indi ay gàllankoor ci xale bi. mu ngi mel ni yow mi nga xam ne dangaa laal dara ak sa loxo rek jékki-jékki ñëw di lekk te raxasu woo. dëgg la. c'est pas bon. dëgg la. waaw vraiment li muy wax ñu vraiment rafetlu nañ ko trop ñu ngi koy suivre de temps en temps incha allah. ok merci beaucoup. ok merci beaucoup. voilà merci beaucoup Elimane kooku mi ngi tudd Elimane Diouf. di ñu woowee fii si Bambey Séréer wante jamono ñu toll ma nga nekk ba Thiès.
Elimane ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal li nga tàbbi si émission bi donc yaakaar naa Cheikh dégg nga laaj bi nga xamante ni Elimane laaj na ko nee na sunu maman yi nga xam ne dañuy dem ci àll bi. di ñëw. bu dikkee génne ñu ne doom baa ngi jooy rek mu génne ween bi daal di joxe. mu ne est-ce que loolu amul war ñu ci am benn sensibilisation wala ay explication dañ ko jëmmal ci li nga xam mooy maman yi. waaw ok jaajëf dégg naa laaju Elimane bi. ma koy nuyu de passage c'est un frère un ami à moi vraiment. Vraiment on a partagé beaucoup de choses te aussi fi mu laale noonu dafa am solo. ma ciy reveniraat bref. naan ko vraiment loolu am na solo. ndax boo xoolee. maman bi nga xamante ne nii dafa dem àll ba jóge tool directement ñëw fekk doomam di jooy. mu yëkkati weenam di ko jox pour mu namp. dama naan loolu dama ciy def croix rouge. c'est formellement interdit. Ah bon? foofu dañuy ñëw ci comment allaiter un enfant. naka la ñuy nampalee xale. dafa am solo ñu xam ko mais comme dañu doon wax ci malnutrition bi. moo tax ñu brossé waale ko mais c'est important ñu xam exactement naka la ñuy nampalee xale. même bu fekkee ne maman bi jóge na tool ñëw directement ak ñaqam ak tilimaayam mu yëkkati sein boobu jox ko doomam. am na yu bëri yoo xamante ne nii moo fay juddoo. forcément moo fay juddoo dama koy faral di wax bu ma nekkee hôpital dama naan xale bi nga xamante ne nii. day door a judd ba am 6 mois. lu ko dal maman bi lay condamné. puisque amul lenn loo xamante ne nii jëlee na ko ailleurs. lu dul ci le sein de sa maman. donc loolu man dama ciy miser bu baax a baax. may lancer un appel. ci femmes yi nga xamante ne nii ñoom ñooy allaiter. que ne képp koo xamante ne nii. yaa ngi déglu suñu waxtaan bi. foo xam a jógeeti. loo xam di def. bu sa doom di jooy wala boo amee envie war koo nampal. damal ba ca robinet ba nga raxas sa ween. ba mu set. nga ñëw toog dafa am nu ñuy nampalee xale nga ñëw jël le temps nécessaire nga jox ko weenam mu namp ci ba doyal bàyyi ko nga changé waat beneen ween bi raxasaat defaat la même chose jox ko donc Elimane maa ngi kontaan bu baax a baax ci appel boobu puisque am na solo bu baax a baax bu ñuy wax rek ci santé yaakaar naa ne fépp foo xamante ne nit waxe na rek wax naa wax ne njëriñ la donc li mu évoqué nii am na solo bu baax a baax ñu ngi koy jaajëfal di rafetlu intervention bu baax a baax. waaw voilà donc bu ñu mënee déglu li nga xamante ni expliqué ko ak li Elimane laaj donc yaakaar naa répondre nga ko normalement muy ki nga xamante ni dafa dem ñëw fekk doomam di jooy rek mu génne ween daal di koy jox te ween bi micro bu nekk war na si mën a takk bu baax ndax des fois nga gis si ko si takk sitin boo xam ne vraiment aussi tamit waaw vraiment sitin bi dina mel noo xam ne waaw doom bi day jooy mu ñëw rek daal di génn joxe te xamul ne xale bi organisme yu mu yor màggagul te aussi lu ko te l'enfant dafa xaw a faible lu ko contaminé day yomb kon donc ñu ngi ñaaxaat sunu mbokk jigéen yi ak sunu maman yi ak sunu jabar yi vraiment ñu bàyyi si xel bu baax a baax waa Cheikh ñu nekkoon ci li nga xamante ni nag mooy cause léegi nag ñu jëm ci nag li nga xamante mooy les signes de la malnutrition maanaam signe buñ ko mënee wax te mooy mandarga den mooy mandarga yi nga xamante mooy mandargay malnutrition di la jaajëfal encore une fois de plus puisque amatina solo lay wax puisque le contenu est riche wax ci signe malnutrition yaakaar naa ne buñ fi fanaanoon di ci wax du doy ndax dafa am solo bu baax a baax képp koo xamante ne mu ngi fii tey ci émission bi wala nga toog ca kër ga di ñu déglu ci kër nga nekk ci famille nga nekk te dafa baax ñuy déglu bu baax a baax signes yi nga xamante ne nii moom ngay gis ci xale pour xayma ne kii kat dafa am malnutrition waaw ci signes yooyu dafa am yoo xamante ne ni directement dañ ko évoqué daanaka laal nañ ko. mais Cheikh malnutrition yaakaar naa mooy xiibon. mooy xiibon lompoñ suñ ko mënee lompoñ suñ ko mënee tëkk ci olof. mooy xiibon parce que am na sama parents yoo xam ne peut-être duñu xam lan mooy malnutrition wante boo doon faram-fàccee baat bi xiibon dina gën a am solo. effectivement buñ dégloo sax début wax bi njël benn wax bi moom laa leen wax nee naa leen. xiibon kii bi na malnutrition boobu noonu mooy xiibon moom la ñuy woowee tamitam lompoñ. waaw si biir loolu nag dañuy ñëw ci signes yooyu. signes yi directement comme par exemple dañ ne. bu fekkee ne am nañu installation progressive ci signes yooyu dafa am nuñ koy nattee xale bi day commencé di am biir buy daw waaw biir bi daf koy tekki waaw ñu koy woowee la jaare intensive
day xel di daw toute la journée tous les jours xale bi aussi day manqué appétit bu baax a baax du nangoo lekk loo ko jox mu du mooyu boo ko xoolee rek jàppal ne xale bii am na lu nekk ak moom parce que xale boo ko joxee lekkul rek am na lu fa nekk teg ci aussi xale bi fu mu toll day jooy bu metti fu mu toll day jooy boo ko laalee mu jooy boo ko laalulee mu jooy troisième point bi mooy que ne vraiment boo xoolee xale bi rek da ngay xam ne boo ko xamoon bu njëkk ak léegi da ngay xam nettement que ne poids am wàññeeku na bu baax a baax day am changement bu baax a baax ñu wëlbati ko waxaat ne ma day am apparition des œdèmes lan mooy apparition des œdèmes mooy comme par exemple tànk yi wala loxo yi dañuy niwi ba boo defee nii sa ñaari loxo ci ñaari tànk yi boo bàyyee day am benn trou bu fa des loolu la ñuy woowee œdème day am œdème boo xamante ne ci benn tànk bi lay nekk wala mu nekk œdème boo xamante ne ci ñaari tànk yëpp lay nekk waaw beneen bi ci topp mooy xale bi day woccu fu mu toll lum laal lum lekk ci ñam rek da koy woccu waat moo tax du am envie pour lekk loolu buñ ko gisee ci xale mën nañ jàpp ne signe yu njëkk la pour ñu wax que ne lii malnutrition la ci biir signes yooyu nag am na yeneen signes yoo xamante ne après yooyu signe dañuy ñëw mais si yaramu xale bi yaram bi ñu xool ko yaram bi da ngay xool yaramu xale nga xam ne dafa am malnutrition wala da nga koy wala mënu si nekk ok voilà fi ma la doon waxee noonu mooy comme par exemple xale bu amee jaare muy biir bi di daw mu commencé tey balaa ngoon a jot rek da ngay gis que ne xale bi wàcc na complètement day wàcc complètement biir bi day kole boo tolloo fale di ko xool da ngay gis que ne der bi dafa kolewu ci yax yi boo tolee fale mën a compter yax yi bu biir boobu bàyyiwul nag benn fan ñaari fan ñetti fan day kolewu complètement xale bi dootul mën dara foo toll da nga koy gis bët yi dañuy nuux dégg nga loolu boo ko gisee rek da ngay xam subitement que ne xale bi am na lu nekk ak moom waaw yooyu mooy signes yi nga xamante ne mooy signes yu njëkk ñaareel bi signe bi nga xamante ne ni bu fekkee ne malnutrition boobu installé wu na bu baax a baax daf lay kii muy signes yi nga xamante ne mooy les signes d'état boo ko gisee chaque jour day am trouble digestif comme yi ñu doon wax fale ci kaw day ñëwaat mais day ñëwaat ak doole comme ni biir bi doon dawee day yokku ci la dolli ñeex jeex na tàkk noonu lay def léegi mu commencé manque d'appétit boobu aussi day gën a misé wu ci moom ñu dem di constater xool ne vraiment benn aliment mënatu koo digérer loo ko jox da koy génnewaat œdème bi aussi day ñëwaat installé wu ba remonté ci kaw nga gis commencé der bi di am cassure di dagg fépp ci yaram bi da ngay commencé di dagg infection commencé installé wu mooy ce qu'on appelle la septicémie infection généralisée du corps loolu mooy état dangereux waaw foofu moom mooy daanaka boo xoolee affaire bi engagé na ko bu baax a baax waaw foofu mooy li nga xamante ne boo ko xoolaatee tamitam da ngay gis bopp bi boo xoolee da ngay gis liñ naan les cheveux karaw yi day commencé dagg di ruus waaw loolu boo ko gisee rek subitement jàppal ne xale bii nag am na lu nekk ci moom surtout aussi nga gis changement de comportement ci moom xale bi li nga xamante ne bi moom mooy xale bi day tourner à 100% ci moom dootul bëgg dara ci nit ñi dootul bëgg dara ci ñam yi dootul gisati dara waaw mu ngi ci beneen état daal waaw asalaamaaleykum maa ngi jël kii am na ko nekk ci ligne bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar foo dëkk ak fooy wootee ak noo tudd. waaw maa ngi dëkk Bambey Séeréer. waaw bu ñu wootee ñu gën ma xam ci comme. waaw Jimbóor yi gars yi Jimbóor lañ xam de. waaw Pape Mourou Deras ñu ngi lay ziar ça va. waaw delloo ziar ça va baax yéen a ngi am jàmm bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi lay nuyu de passage. yaakaar naa yaa ngi déglu émission bi muy Parlons Santé. waaw ñu dalal nag yaakaar naa sa xarit Cheikh. yaakaar naa ku la xam Cheikh yaakaar naa xam ne du ngeen tàggoo benn yoon. waaw yaa ngi déglu émission bi yaakaar naa. waaw ñu ngi koy boo xamante ne nii je pense que population bi yëpp dina ci mën a gis seen bopp. dëgg la. parce que sujet bi ñuy choisir c'est un sujet boo xam ne c'est actualité. parce que malnutrition moom je pense que ñëpp xam nañ ne
maanaam am na ay jéego yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy doxale muy le ministère de la santé. kon tey bu ñu amee la chance am benn agent boo xamante ne nii. ci domaine de la nekk ñëw. di leeral yaakaar naa dañ ko war a bàyyi xel. déglu ko bu baax a baax. parce que déglu ko mooy intérêt. parce que xam naa njëriñ rek moo fi nekk quoi. dëgg la. di nuyu rek waa Ngalman média yëpp. waa PDG bi di la nuyu la yi. ngay fay waaw di encouragé sama frère boobu nga invité te di ko félicité. ak di nuyu bu baax a baax. dëgg la waaw di leen jaajëfal. bu baax a baax. ñu ngi lay fay. di la jaajëfal di la xamal ne aussi yow it dalal na la fii si Ngelmak Média. ci émission boobu ñuy tuddee Nay Leer. yaakaar naa nga def émission bu mucc ayib. di la xamal ne Ngelmak Média Ngelmak TV ñu ngi lay talalaat loxo si yeneen émission. macha allah. waaw di rafetlu aussi seen professionnalisme. dëgg la sa merci. am na solo. média j'avoue que am na professionnalisme bu am solo bu fi nekk quoi. en tout cas ñu ngi leen di ñaanal daal baax a baax. voilà ok merci beaucoup. baax a baax. voilà ok merci beaucoup Pape Modou. voilà merci beaucoup ñu ngi lay ziare bu baax a baax macha allah. voilà kooku mu doon wootee di Pape Mamadou Diouf nekk DRH fële sa université bu Bambey Crous nekk koo xam ne aussi yaakaar naa ne moom it kenn dootu ko présenté dans le département de Bambey. yaakaar naa Cheikh dégg nga Pape Modou nekk xarit si yow yaakaar naa ne nekk sa copain. kontaan bu baax a baax Lamine. puisque kooku moom. mën naa wax ne c'est un moitié à moi. ndaxte lépp la ci man. te vraiment il représente beaucoup de choses pour man. effectivement vraiment c'est un ami. c'est un frère aussi vraiment. may am kontaan bu baax a baax. di dégg ay voix am puisque moom dama ne. voix am dafa peser lourd. ci commune bi ñu nekk nii. puisque voix am njëriñ la ci commune bi. ma koy ñaanal moom itam de passage vraiment fi nga xamante ne foofu la teg tànkam. yal na ko yàlla lafal cat vraiment fi mu bëgg a egg ci affaire bi mu nekk. yal na ko yàlla lafal cat mu egg ci à 100%. am na solo tamitam moom fi mu nekk mu ngi béy waaram bu baax a baax. ñu koy ñaanal yal na ci am ndam bu baax a baax. ok merci waaw léegi di wax rek auditeurs auditrices yi nga xam ne dañoo nekk di seetaan direct live bu Ngelmak Média. ku bëgg a dugg si émission bi rek man nga woote si 77 107 40 71 77 107 40 71 seex ñu nekkoon ci signes yi. nga joxe woon. ay signes yu am solo yoo xam ne ku ko gis rek. jàpp nga ne xale bi. li naan xiibon wala malnutrition dal na ko. mooy biir bi day daw. xale bi day manqué appétit. xale bi foo ko fekk du nekk day bëri jooy. yooyu yëpp nekk ay signes yoo xamante ni énuméré nga ko. nga dem aussi boo waxuñu signes yi nga xam ne moo nekk les signes dangereux. mooy signes yu njëkk yi dañuy dem ba dañuy nekk ay signes très graves. donc ñu nekkoon foofu. ñu laaj signes yooyu nga xamante ni moo nekk les signes graves. mu nekk lu am solo. gis nga Lamine boo déggee si ñu njëkk ak si ñu ci topp. si ñu njëkk bu ñëwee daf lay nuyu. ne la yegsi naa. boo demulee kër docteur gaawantu dem faj loolu. yeneen ya cay topp day gën a compliqué. moo tax may lancer un appel. naan que ne képp koo xamante ne signes yi nga xamante ne jot nañ ko fee waxtaane képp ku ko ci gis ci xale. muy sa kër muy sa koñ wala ci gox bi nga nekk. ñu ngi lay ñaan nga dénoncer ko. waxtaan ak parents bu fekkee ne gën nga koo xam li nga xamante ne wala gën nga koo teewlu waxtaan bii ñuy waxtaan nga expliquer ko mu gaaw a dem kër docteur pour ñu jéem koo assister am luñ ko defal pour signes yooyu yem foofu na ñaanuñu yàlla muy remonté waat ci yeneen signes yi nga xamante ne ñi ñoo gën a metti yooyu noonu moo nekk les signes graves kon donc yaakaar naa dégg ngeen ko noonu képp koo xamante ni rek gis nga signes yi nga xamante ni docteur wax na ko fii léegi rek vraiment nga teel a dem kër docteur pour mën a jël sa ay mesures pour mën a aar li nga xamante ni moo nekk sa doom donc Cheikh bu ñu nekkee si signes yi yaakaar naa ko wax signes yi nga wax complication yaakaar naa ne donc yaakaar signes yooyu noonu bi ban complication la mën a amal xale bi ak fan la jëmee xale bi. ok Lamine merci aussi ci question bi nga xamante ne ni moom la ñu jàllaat ni muy complication yi nga laaj gis nga dañ ko mën a natt ni ci feebar boo gis ci àdduna bu fekkee ne amul jéego yoo xamante ne def nañ ko ci mën nañoo andil ay complications c'est-à-dire ay musiba yoo xamante ne ni mënuñ koo natt si kaw loolu complication yi dafa bari te ça saute à l'œil nu gis nga bu njëkk bi ñu waxee ne xale bi biir bi day daw
muy wàccu du bëgg a lekk xale boobu subitement boo ko gisee rek dafa am loo xamante ne ni panelam day am fu mu jëm si kaw loolu nag dañuy gis que ne complication yi benn bi ci njëkk mooy xale bi day anémie anémie buñ ko xaymaa toj ko mooy xale bi dootul am deret bu doy ci moom deret bi nga xamante ne moom la yaramam soxla day dem ba misé wu dootul am waaw tax tey waaw kuy wàcc moom sa biir di daw vraiment aussi effectivement loolu mooy indi anémie sévère sax la ñu wax boo xamante ne anémie bu tar boo xamante ne xale bi boo ko xoolee daanaka deret bi nga xamante ne moo war a dawal organisme day wàññeeku bu baax a baax bi ci topp xale bi day amee ce qu'on appelle la septicémie infection généralisée du corps c'est-à-dire féppam ci moom day ubbeeku nga xamante ne ku féppam ubbeeku lépp a koy attaqué lépp accessible voilà bu lépp ñëwee nag day vulnérable loolu moo tax ñu ne la dafa bokk ci complication yi bu loolu weesoo nag xale bi day omnibilé directement am ce qu'on appelle coma omnibilé day jaxasoo chaque jour bu demee jaxasoo ba jaxasoo nag day topp foo xamante ne ni day dem ba tàggoog sagoom am na koy piqué ay crise day nelaw complètement loolu la ñuy wax coma tàggoog sagoom ba nelaw loolu lañ naan coma bi ci topp nag parfois ñaanuñ ko yàlla te vraiment mooy li nga xamante ne nii mooy complication bi gën a doy waar te ñaanuñ ko yàlla na buñ fa egg mooy la mort mooy li gën a doy waar bu ñu fajulee yëpp buñ ci taxawul complication bi gën a metti mooy dañuy ñàkk xale boobu day faatu maanaam kon daal xiibon lompañ la malnutrition mën na dem ba yóbbu xale bi mu faatu boo xoolee man loolu laa gën a ragal dama naan feebar la boo xamante ne dama ko ragal puisque xam nga lu tax dama ko ragal dama ko xam te aussi population bi ci boppam nañ ma baal ci kii bi mais dañoo yaafus ci kii bi ci malnutrition ndax comme par exemple boo xoolee li nga xamante ne nii mooy indi malnutrition yëpp ñun population bi ñoo koy def parce que boo xoolee ci kaw fi ñuy wax tableau alimentaire yi ñun ñooy tere xale yooyu donc ñun ñooy les mamans xale yooyu donc boo xoolee ñun ñoo xaw a bàyyi suñu loxo pour xale yi ñëw nii donc buñ taxawee taxawaay bi nga xamante ne moo ñu war gëm naa ne xale yi duñu am xiibon bii waaw bay am complication yu doy waar yi vraiment loolu laa amoon lu ma leen apporter ci complication yi bu baax a baax boobu waaw Cheikh bu ñu mën a revenir un peu si complication yi parce que dañu nekk tey si point bu am solo muy complication yi parce que bi cause yi amee si ñi am ñu ñëw si complication ñu nekk si point bu am solo boo xam ne yaakaar naa ne point la boo xam ne dafa laaj ab taxaw seetlu muy mu dem ba mën na jural xale bi mu ñàkk bakkanam mën na dem ba mu jural xale bi mu jaara fi am laago mën na dem sax ba xale bi ñàkk si xelam ndax parce que day piqué ay crise wala muy nelaw mën na dem sax ba yóbbu xelam léegi pour foofu seex léegi lan moo war a mën a nekk taxawaay maanaam tey yéen ñi nga xamante ni yéen a saytu xale bi nga xamante indil leen ko complication yooyu su amee est-ce que yéen it bon da ngeen di ne complication am na rek on peut plus sauver l'enfant wala bu leen ko indilee di ngeen mën a indi di ngeen mën a sauver ki nga xamante mooy xale bi ne si étape boobu effectivement boobu ma ciy kontaan bu baax a baax puisque njëriñ la njëriñu askan bi la te je pense bel et bien que askan bi yëpp ñu ngi ñuy déglu donc ñu ciy profito may wax ne je parle sous le contrôle des infirmiers et des médecins yi nga xamante ne ñoo nekk ci population bi mais li nga xamante ne nii mooy les complications képp koo xamante ne yaa ngi ci société bi da nga cee war a jóg bu baax a baax puisque xeex ko mooy xeex carrément malnutrition ndaxte boo xoolee ñun kër docteur naka lañ koy xeexe mooy que ne dañuy jéem a récupérer xale yooyu teg leen ci piste xam nga li ma la wax piste mooy yoon boo xamante ne ni am na nuñ koy waxee nag courbe pondérale de l'enfant lañ koy woowee ñun bu ko defee xale bi walla xale bi da nga koy mën a saytu selon ni nga koy gisee selon étape yi muy ñëw ci yow tey bu ñëwee xiibonam toll nii nga am loo ko renforcer garab yoo ko jox jàppale ko bu ñëwaatee da ngay gis que ne xiibon boobu avancé na comme bu nekkoon dans le sévère day retourné wu ñëw dans le moyen ndaxte foofu dañ ko tas ci ñetti pàccu xiibon ñuy wax première bi mooy la malnutrition aiguë modérée foofu dañ ko natte ci le jaune buñ demee ci beneen bi nga xamante ne moo gën a sévère dañuy woowee la malnutrition
aiguë sévère. voilà foofu nag bu xale bi jógee këram ñëw kër docteur dafa am toise bu ñu leen di natte ak ce qu'on appelle le périmètre brachial. bu ko defee ci la ñu mën def jonction commutativité poids âge ak PV boobu mën laa tegal ci benn tableau boo xamante ne fa la xale bi nekk invité yaayam expliquer ko won ko ne xale bi kat soit mu ngi ci le jaune wala mu ngi ci le rouge bu nekkee nag dans le vert dañ naan macha allah xale bi kat toppatoo nga ko bu baax a baax foofu mooy bu njëkk ñaareel bi bu nekkee dans le jaune dañ la naan sa xale bi nag li ñu bëgg ñun kër docteur mu ñëw dans le vert mais bu mu wàcc dem dans le rouge puisque bu demee dans le rouge foofu mooy dans le coma non foofu mooy la malnutrition aiguë sévère foofu dafa metti voilà bu nekkee dans le jaune foofu ñun dañ koy jël prise en charge fii ci ñun waaw Cheikh si foofu yaakaar naa fii si seen poste de santé bi di ngeen faral di am ay cas yu mel na ay ñoo xam ne carrément feebar boobu moo leen dal mooy malnutrition wala du ngeen wala cas yi bari na wala bariwul effectivement am fii boo déggee li may wax léegi ci njëlbeen mooy que ne dafa am programme boo xamante ne mooy saytu xale yi di ngeen ko am ay cas fii si hôpital effectivement am nañu ay cas yoo xamante ne mu ngi ci district de Bambey mu ngi au niveau des postes de santé mu ngi au niveau des cases de santé mais bu ci nekk dafa am loo xamante ne ni moom lañ la déjee pour nga ko fay def sa taxawaay ndax boo xoolee malnutrition ñu ngi koy xaaj ci ñetti pàcc bi ma la wax bu njëkk muy vert jaune ak rouge vert dañ ne mooy loolu malnutrition boo ko gisee ci xele da nga naan état normal félicitations à sa maman ndax toppatoo na doom bi bu baax a baax bu nekkee dans le jaune da nga naan maman kaay expliquer ko won ko yoon boo xamante ne mën naa génn dans le jaune dem dans le vert bi mujj nag mooy le rouge boobu moom boo ko amee boo ko gisee boo defee dépistage bi ak sa PV périmètre brachial bi bu gis ne xale bi mu ngi dans le rouge foofu da nga koy bindal papier orienté ko au niveau du centre de santé bu ko defee am na INC yu nekk foofu ñoo xamante ne uniquement les enfants mal nourris lañ fay traité effectivement te li ci gën a am solo traitement bi wala prise en charge bi c'est gratuit dañ lay accompagner joxaale la des médicaments yoo xamante ne nii moom la xale bi di xel di consommer ñu koy woowee des Plumpy'Nut ak des Plumpy'Sub waaw yi beneen bi nga xamante ne même mujj sur le terrain mooy aliment enrichi boobu moom vraiment nekk na loo xamante ne ni population bi sentir nañ ko bu baax a baax te alors que relais yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau des postes ñoom la ñu dem yóbbu en formation tàggat leen ba ñu mën a def cet aliment là donc mu loo xamante ne nii lu am solo la waruñoo mën a am sàggante bu toll noonu prise en charge bi yomb na yombaay boo xamante ne ni c'est gratuit dañ lay accompagner gratuitement les médicaments gratuitement donc kenn waratul toog ci kër ga di sàggan ba vraiment lii sa doom nekk ci état bu toll nii. effectivement kon Cheikh ka nekk si point bu am solo mooy prise en charge bi ak médicaments yi nga xamante ni c'est gratuit. kon donc loolu aussi day laaj. aussi ñu nit ñi ñu ngeen gën a def benn sensibilisation parce que déjà day am ci kër yi nag ñoo xam ne. en commençant par man ñoo xam ne peut-être seen loxo jërul seen ginnaaw peut-être seen doom dina feebar ñu xalaat ordonnance yu seer yi xalaat hôpital ak lal yi ak bon en fait lépp loo xamante ni dépense yoo xamante ni moo leen fa war ba tax ñu mën a téye xale bi dugg si yenn pratique yoo xamante ni mooy yóbbu xale mu jëm ba si étape grave bi kon donc loolu aussi yéen it am ngeen si part de responsabilité c'est normal nag aussi ngeen di def ngeen war a sensibiliser la population pour leur dire que médicaments yi nga xamante ni nag mooy médicaments yi ñuy joxe pour xale bi nga xam ne dafa am ce qu'on appelle la malnutrition c'est des médicaments yoo xamante ni à la porte ouverte la gratuite la prise en charge aussi en fait du ngeen ci presque du ngeen ci fay dara kon dina loolu aussi dina permettre askan wi wala ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw suñ gënatee signes yooyu rek dañuy mën a daal daw jubal kër docteur parce que dinañ xam ne kat dëgg la même bu seen poche bu si dara nekkut it bu àggee seen xale boobu dañ ko mën a jël ok Mboup ci foofu vraiment dama ciy revenir à 100% laal ci sama loxo bu baax a baax puisque comme ni ma ko faral di waxee mention spéciale au chef de poste puisque boo xoolee au niveau de Ndangalma l'ensemble des postes de santé yi nga xamante ne ñoo fi nekk gis nañ que ne vraiment les ICP infirmiers chefs de poste
am na jéego bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy dox ci malnutrition. Cheikh si faw dégg naa yéen seen poste bi yéen a sànni karwaas raw garde bi. waa effectivement comme niñ ko faralee di wax. macha allah laf cat dama naan chaque jour. am na ay doyen yoo xamante ne nii moom alhamdulilah. lu làqu seen ginnaaw. puisque à tout moment dama koy wax. bu ma jëlee. commune Ndangalma dama naan pour la santé. alhamdulilah puisque am nañu ñoo xamante ne yàlla tegal nañu leen fi. ñuy ay infirmiers chef de poste yoo xamante ne ñu ngi doxal. volet santé ci li nga xamante ne moo ni gën si biir loolu manaan comme li nga xamante ne procédures yi nga xamante ne moom la ñu teg vraiment pour apporter une pierre à l'édifice ci population bi mooy que ne ñoom dañoo teg des plans d'action da nga li ma la wax liggéey en étroite collaboration avec les relais communautaires et les bajanu gox si kaw loolu bu ko defee comme li nga doon wax léegi accessibilité population bi au sein des postes de santé dafa am à 100% ndax dafa am liaison bu am solo bu fi nekk entre ICP et relais communautaire y compris les bajanu gox ñuy liggéey boo xamante ne macha allah dama koy saluer au passage puisque on est en direct à Ngalmak TV donc il est bon vraiment ñu wax leen njëriñ bi nga xamante ne nii moom la relais yi am au niveau des postes puisque il fournir pas mal d'efforts pour vraiment ñu réussir pas mal d'activités au sein des postes ñooy liggéey guddeeg bëccëg ñu ngi dugg porte à porte xam nga porte à porte ni mu compliqué ICP moo leen yónni moo leen yëbal mu ngi toog bureau mais ñoom ñu ngi ci population bi donc vraiment liaison boobu am na bu baax a baax ba ñoom seen jëmu bopp am na kuréel boo xamante ne ñu ngi koy def fépp fu ñu gis xale boo xamante ne nii am na signes yi nga xamante ne moom la ñu évoqué ci njëkk ñoom dañuy def le tout pour remonter information bi buñ ko remonter directement ICP bu ci jotee dina ci dox ay jéego yoo xamante ne ni xale boobu dinañ ko teel a récupérer ba tax na auparavant ni nga xamante ne noonu lañ doon gisee malnutrition ci gox bi wàññeeku na bu baax a baax vraiment may saluer de passage ñooñu bu baax a baax puisque ñoom buñ yaafusoon tuuti rek mën naa wax ne lii du reculer ni mu reculer dina gën a doy waar waaw c'est foofu nag ba la ñuy dugg si mode de prévention yi dañuy waxtaan ci malnutrition ak Covid-19 bu nekk ñaari feebar yoo xam ne mën naa ne sorewuñ de trop ndaxte ku wax Covid waaw salaamaaleykum ñu jël ki nekk si ligne bi salaamaaleykum sëriñ bi na nga def fooy wootee ak noo tudd maaleykum salaam ñu lay ziar bu baax sëriñ bi man la Souleymane Diouf waaw Souleymane ñu ngi lay ziar ça va na nga def yaakaar naa yaa ngi déglu émission bi di émission Parlons Santé ñu dalal Cheikh Faye yow yaakaar naa relais nga si poste de si poste de santé bi ñu lay dégg baax su lay dëgg la merci donc vraiment ñu ngi koy félicité bu baax a baax. di félicité aussi. dëgg la merci beaucoup. merci. dëgg la. vraiment lu am solo la ñu ngi ci leen suñu bopp quoi. dëgg la merci. léegi nag vraiment thème bi ngeen jël tey dafa nekk thème bu am solo. muy la malnutrition. infantile. yoo xamante ni c'est toujours dans l'actualité. dëgg la. donc vraiment xëy na du ma xuus carrément ci biir. mais si suñu spécialiste foofu noonu suñu sant par rapport ak naka la ñuy organiser. lépp loo xamante ne ni xeex la ci jëm ci malnutrition. waaw Souley. moom mu leen doon expliqué sànq. xaw la sori téléphone bi tuuti. nga xamante ne relais communautaire yi ñu ngi koy def. pour relais communautaire yi nekk ci gox yi. oui. nga xaw a sori téléphone bi tuuti. ok. ok waaw. voilà léegi yow Souley yaakaar naa relais nga yow it nag buñ la mënee wax Souleymane Diouf
yow it nga nekk li nga xam ne bi nga demee université yow suivre nga naan la santé communautaire kon donc tey bu ñuy wax ci thème bi dina nekk thème boo xam ne yaakaar naa dina la amal njëriñ bu baax a baax te di nga ci mën a indi ay explications détaillées. Effectivement c'est ça non man foofu université Bambey laa jàngee def santé communautaire. Actuellement je suis spécialiste en santé communautaire. léegi lépp loo xamante ne xeex ci bon la. ñu koy wax projet de renforcement de la nutrition. muy terrain bi. ci commune d'Angalma man la yàlla def ma koy doxal depuis mois novembre 2022. macha allah macha allah. donc loolu yaakaar naa ne donc. demee ba lu foofu am na lu bëri loo xamante ne bii xëy na. war nañ ko tey mën a wax. dëgg la c'est vrai. donc loolu vraiment moo tax ma ne leen thème bi ngeen jël dafa nekk thème actualité. dëgg la. boo xam ne depuis bañ nekkee xelal li ñu dañ di naan malnutrition. donc malnutrition boobu nag léegi ci ñu toll nii dañoo nekk ay jéego yoo xamante ne dañoo développé pour doo ci lu exactement malnutrition. maintenant naka la ñuy def. ñuy spécialistes yi. ñu docteurs yi. ñu képp koo xamante ni am nga ci xam-xam ci waru xeex ci bon naka la ñuy def. ba ñu am rek ba jëlee ko fi ba doo suñu nekk suñu malnutrition maintenant. dañuy dem foo xam ne dañuy wax ci léegi développement de la nutrition. effectivement. donc bu ñu demee tey boo ko ci doon teg malnutrition parce que bañ koy def ba léegi dafa yàgg. bu ñu def ay jéego pour xeex ci bon. mais nam te ba léegi dafay sax. ba léegi moom fi. ba léegi mu ngi fi. moo tax nag ci kaw loolu dafa am benn kuréel boo xamante ne moom moo doon xeex ci bon bi. ñu ko doon tap cellule de lutte contre la malnutrition. léegi nag bi nga xamante ne nii. nguur gi ak ministère yëpp yi nga xamante ne ñoom. dañuy liggéey ci nutrition. léegi ñoom ñu am. toog wax ne léegi cellule bi dootul doon cellule léegi dañ koy def li ñuy wax conseil. conseil. bu nekk léegi conseil national de développement de la nutrition. dëgg la. pour dootuñu wax pour malnutrition. loolu nag fi mu jaar def au niveau national wàcc régional. wàcc au niveau des départements ba au niveau communal. léegi boo ñëwee ci la commune de Ndagama te première organisation comme ni leen Cheikh doon wax léegi sànq ni. am na ñoo xam ne ñoom ñu ci suuf mooy lépp loo xamante ni mooy saytu malnutrition bi muy bëdee muy dépistage. ñoom ñoo koy wax. dëgg la. dëgg la. wala fii bon bu taar bi. ñun dañuy dem collecté loolu lépp. ñoom lañ ñuy def tey. ñoom dañ cee am une grande part de responsabilité. dëgg la. moom comme fay doon wax sànq. bu ñu defee dépistage. boo gis koo xamante ne ni dafa am fii bon bu taar bi ñu koy wax rouge. dañ koy ñun en tant que ADC dans la zone man maa leen jox. des feuilles de référence. dëgg la. léegi ñoom ñu bind ko. yóbbu ko au niveau FOP. ñu jël ko foofu en charge. tout est gratuit. dëgg la. donc. nga xamay gën a ko def. may gën a félicité aussi vraiment seen invité ak yow vraiment. di leen wax ne thème bi moom am na solo bu baax a baax. dëgg la. waaw Souleymane bala ngay dem ñu laaj la comme yow spécialiste nga si li nga xamante ni mooy santé communautaire. ñu xam la bu baax a baax ngay liggéey ak poste bi. yore ndombo tànk boobu nga xamante ni wax nga ko fi léegi te mu sukkandiku si malnutrition infantile yaakaar naa ne Souley yaakaar naa ne buñ la mënee dégg bu baax sa wax ne nga prise en charge bi comme ni ñu ko waxee léegi fii man ak Cheikh prise en charge bi c'est gratuit waaw boo ñu mënee dellu si waatal si prise en charge boobu nu muy demee ak parent bi nga xam ne mi ngi dégg xamul li prise en charge ak xamul li gratuité nan la ko mën a expliquer ba ma dugg seen nopp ba nga xamante ni. bu ëllëgee kat wala bu suba ak ginnaaw suba feebar dal kenn si njaboot. mu mën a xam fan lay mën a dem ba daal di mën a saafara loolu. effectivement.
waaw. xam nga dafa am ñoo xamante ni comme boo gisee pyramide sanitaire daa am fii ci commissariat bi ko tërale ak ministère de la santé ak santé yëpp waaw dañoo kon benn agent comme man agent de développement communautaire yi am na ko dans la commune moom muy liggéey ak relais communautaire yi ak bajanu gox yi ak les CLP c'est les comités locaux de pilotage d'accord ñooñu boo gisee mooy ñi nga xam ne politique lay doon wala ñi nga xamante ñoom ñooy représentant jeunes yi wala imam yi wala ñëpp ñi nga xamante am nañu bac ci village bi ñoom ñuy jël boole leen ñoom ñuy jàppale relais ci seen liggéey effectivement donc relais nag ñoom bu ñu defee seen liggéey wala seen dépistage bu ñu gisee xale yoo xamante ne dañoo am ci bon parce que ñaari xeetu ci bon boobu moo am mooy bu yemamaay bi ak itam bu fekkente ne dafa am bu yemamaay bi mooy ñoom waaw am na li ñu wax farine enrichie loolu relais yi ñoom ñoo koy defar li ñu koy defaree mooy ñebe yi fi am gerte bi ñu fi am ndox bi ñu fi am ak ndox bi ñu fi am moom la ñuy boole def ko benn genre ensemble def ko benn genre kon ñu defar ko genre farine quoi dëgg la waaw bu leen di togal da ngay gis sax koo xamante ne ni doomu amul loolu bu ko lekkee ñaari wala ñetti yoon da ngay gis balaa weer bi di delluwaat moom day changé poids day fekk waat normal dëgg la mais fekkente ne nag di bon bu tànte ñu koy wax rouge kooku dañ koy référé au niveau du poste de santé ok boobu lañ koy jël daal boobu lañ koy fajee mais xale bi nag bu fekkee ne dañ koy dox li ñu koy def ko mooy bi ñu ko defalee dépistage bu amee xiiboon bu tànn ñun dañuy xam ban bés la lañ ko dépisté poids bi nan la amoon ak ñaata at la am dëgg la def bu mu demee ci poste de santé ñun dañuy xam ban bés la fa fekk ba mu demee lañ ko jox ak est-ce que traité nañ ko ci poste bi bu mu génn waaw ñu ñëwaatee ci nit bi est-ce que poids bi changé na wala changé wul donc loolu la wax suivi de l'enfant loolu vraiment may dina faral di ñaan vraiment les mères d'enfants d'accord parce que yow boo amee doom tant que demul ci côté wala dépistage yi nga xam ne moom relais yi waaw yow doo mën a sax sa doom bi ko wala effectivement donc il m'a fait un appel dëgg la dëgg la dëgg la waaw kon su lay ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant voilà le fait nga indil ñu explication yu am solo yooyu nga xamante ni bokk na ci façon bi ni xeexee li nga xamante ni mooy la malnutrition donc ñu koy sant bu baax di ko gërëm Souleymane Diouf mu nekk jàmbaar fàkk tëdd boo xamante ni vraiment mi ngi bay waaram ci santé communautaire dans la commune de Ndangalma di ko bay waaram ci dans le département de Bambey ak partout dans le Sénégal donc yaakaar naa ne Souleymane Diouf kenn dootu la ko wax Cheikh waaw foofu moom vraiment dañ fee war a taxaw ñu wax bu baax a baax parce que Souleymane c'est un quelqu'un boo xamante ne vraiment santé moo ko ñor dégg nga ni mu la ko waxee ci biiri waxam moom santé comme la jóge fii au niveau de l'université de Bambey ñëw aussi vraiment
moom mooy le trésorier du poste. CDS bi nga xamante ne ñoo ŋànk poste bi. tey liggéey boo xamante ne ni poste bi egg na fi mu egg nii. c'est grâce à Souleymane et son équipe. donc vraiment moo tax ma ne la bu ma leen njëkkewul mujjee leen puisque vraiment ñoom ñoo ëmb. poste bi ñoo boot poste bi ñoo téye poste bi ba vraiment dara senul dara daanuwul donc gàcce ngaaraama à Souleymane te yemul foofu. puisque dégg nga lim la wax. moom mu ngi ci commune Ndangalma vraiment di ci béy waaram boo xamante ne nii guddeeg bëccëg mën naa wax ne amul vie de famille. puisque santé moo ko ñor ndax dama koy wax képp koo xamante ne yaa ngi aspiré santé rek amatoo vie de famille te ku ne xam na vie de famille ni mu chéré ci nit boo ko bàyyee ngir askan rek vraiment yaakaar naa ne askan bi de retour am na lu ñuy xaar ci moom. donc Souleymane de passage vraiment ñu ngi koy ñaanal di kontaan ci moom bu baax a baax di la xamal ne vraiment lii nga xamante ne nii moom la ñuy waxtaane nii moom dégg nga lim la wax c'est un technicien si volet bi donc gëm naa ne débat bi nga xamante ne nii moom la ñuy kale nii di waxtaane débat am la maîtriser na ko bu baax a baax puisque nuit et jour mu ngi ci débat bi ñuy wax nuit et jour mu ngi ci amul boo xoolee 38 villages bi nga xamante ne moo nekk ci commune bi yëpp Souleymane da ciy faufilé donc vraiment maîtriser na zone bi ci fànn bii nga xamante ne moom la ñuy wax vraiment ñu koy jaajëfal aussi vraiment di am kontaan bu baax a baax di dégg voix am muy wax vraiment ci Ngelmak TV ci émission bu am solo bii tey. waaw kon ñu ngi rafetlu bu baax témoignage yi nga xam ne indi nga ko ci sa frère muy Souleymane. donc ñu nit ñu mën ko indi ci moom ñu xam ne koo xam ne fréquente nañ ko xam nañ ko bu baax a baax a baax. xam nañ xereñteem di ko xamal ne ko aussi moom it Ngelmak TV. tàllal nañ ko ay yoxoom. donc bëgg ko dalal fii nga xamante ni mooy si Ngelmak TV. moom mu ñëw indi li nga xamante ni mooy xalaatam ak xelam si li nga xamante ni mooy feebar yi nga xamante ni mu ngi faral di am si département bi ak dans le Sénégal yëpp de manière générale. sax ñu nekkoon rek si complications yi nga xamante ni mooy malnutrition complication yi mën a jural ki nga xamante ni mooy askan wi ak ki nga xamante ni mooy xale bi nga xamante ni moom la dal complication yi mu ko mën a jural macha allah gàcce ngaalaama nga defal ñu une explication détaillée boo xam ne tey ñi nga xam ne ñooy déglu yëpp yaakaar naa ne xam nan tey lan mooy malnutrition xam nan complication yi nga xam ne mën nañu ko jural kon Cheikh bu ñu jugee si complication rek dañuy daal di dugg directement rek si prévention yi nga xamante ni tey jii yaakaar naa ne buñ ko taxawoo rek yaakaar naa dinañ mën a baare contrecarrer li nga xamante ni mooy malnutrition mooy xiibon. effectivement waa effectivement Mboup comme ni nga ko waxee rek vraiment gannaaw bi nga xamante ne ni vraiment def nañu parcours ci discours bi ci kii bi ci thème bi nga xamante ne ni moom la ñuy waxtaane depuis ngoon maa boobu ba léegi mën naa wax ne ñëw nañ ci dernier point bi nga xamante ne ni moom la ñuy mujjee waxtaan ci malnutrition muy point boo xamante ne yaakaar naa ne aussi vraiment ñëpp a ci war a jàpp ñëpp a ko war a déglu bu baax a baax ndax da di béy ci sa wewu tànk la rek ku ne fa nga commencé foofu nga war a commencé di béy ba keroog ba nga dajeeg sa morom ndax ñëpp a ci am lu ñu mën a def ndax taxawaay la boo xamante ne nii ku ci nekk bu amee fu mu taxawoo rek yaakaar naa ne xeex bi dina gaaw te dina am solo bu baax a baax te dina gën a yomb aussi te dina gën a yomb am na nag ñoo xamante ne ñu ngi sur le terrain comme le cas de Souleymane ñooñu ñu ngi sur le terrain pour vraiment indi ay prévention chaque jour ñu ngi sur le volet préventif la ñuy dox depuis lors donc fi ñuy waxee mooy que ne vraiment dañuy ñëw pour renforcer expliquer la population li nga xamante ne nii moom la ñuy organiser woo pour taxaw bi ci njëkk mooy dañuy jéem a organiser ay journée de sensibilisation fan bu ci nekk koñ bu ci nekk gox bu ca nekk ñu organiser des journées de sensibilisation ku mel ni Souleymane wàcc foofu waxtaan ak nit ñi ci li nga xamante ne ni mooy la prévention bi ci njëkk mooy ñu dépister à temps xale yi bu ñu defee le dépistage autant pour moi à temps réel da ngay mën a xam exactement xale boobu fan la toll effectivement dégg nga su ko defee aussi dañuy retourner waat li nga xamante ne lépp moo nekkoon interdit alimentaire ñu taxaw ci jon pour loolu yëpp dootul am li ñuy naan dañuy tere xale yi bu ñu lekkati ci diggu ndab lool xale moo ko gën a yitte woo ko ne mag nen bi nga xamante ne dañ koy tere xale yi naan loolu baaxul day tax nga muuma lool ay wax la
xale nen la gën a soxla ci cursusam la ca topp mooy que ne vraiment ñu éviter aussi le sevrage brutal. sevrage brutal mooy jékki-jékki teel a feral xale bi sans pour autant nga xamal ko suñu maman yi xam nañu exactement ni nga xamante ne noonu la ñuy feralee xale mais wut judd bii nga xamante ne moo fi nekk maanaam am na ñu bëri ñoo xamante ne seen naf su bakkan la ñuy demee ba feralatuñu xale yi normalement mais xale balaa nga koy feral da nga koy organiser def ko ay pàcc ba mu miin li nga xamante ne moom nga nar a def nga door koo def mais boo jékkee-jékki rek couper li nga xamante ne nii mooy rythme bi mu doon demee da koy indil problème. est-ce que luy waral sevrage brutal boobu du nef bi nga xamante ni mooy point bi nga xamante ne moo ci topp ñu éviter ko pour moytu vraiment malnutrition ndax grossesse rapprochée yooyu bu fekkee ne ëmb yi jegeyantal nañ ñu koy woowee nef forcément day indi malnutrition te loolu day tax da ngay gaaw a feral kii pour kee nga xamante ne mu ngi ñëw nga mën koo préparer te alors que loolu gënul ci ñoom ñaar. su fekkee ne kii nga xamante ni moo war a fer tollu si état bi mu war a fer. effectivement loolu moo am solo obligé nga feral ko aussi tamit. voilà le sevrage brutal daal gënul. waaw man ko éviter. le sevrage progressif moo gën mooy li nga xamante ne moom la képp ku ci nekk war di def bi ci topp nag mooy vraiment. progressif mooy nga nampal ba. voilà naxantal koog moom naxtaan booy bi progressivement ba mat a fer rek nga feral ko bi ci topp mooy que ne vraiment je lance un appel foofu noonu pour vraiment ñu éviter aussi des grossesses rapprochées ñu dem kër docteur ñu jéem a def grossesse rapprochée buñ ko mënee tekki ci wolof mooy nef ëmb yu jegeñantoo mooy nef rek nekk waaw boo foo déggee nef rek mooy les grossesses rapprochées mooy ëmb yoo xamante ne dañoo jegeñantoo dégg nga pour ñu éviter loolu nag da mën nañoo dem kër docteur ñu def ce qu'on appelle la planification familiale muy loo xamante ne ñu bëri dàq nañ ko ñii dàq nañ ko mais dafa nekk loo xamante ne dafa bokk ci wér-gu-yaramu nit boo déggee grossesse rapprochée ku ci nekk xam nga lan mooy grossesse ëmb ba 10 ëmb boo xamante ne def na juróom-ñeenti weer 9 mois nga nekk ak moom ba wàcce ko jëlaat beneen rapidement loolu gënul ci butitu njurukaay bi moo tax ñu ne pour ñu noppal butitu njurukaay boobu nañu def ce qu'on appelle la planification familiale bu ko defee ñu mën a yërëm butitu njurukaay boobu dalal ko noppal ko ba nga xamante ne ni ñëwaat na ci état normalam nga doog a jëlaat beneen grossesse bu ko defee dalay aar ci ñetti pàcc dalay aar yow ci yow ci sa jëmu bopp yow jigéen bi aar la ci sa doom aar sa doom aussi yaxanal sa poosu jëkkër waaw surtout foofu noonu puisque depuis ce matin depuis ngoon ba léegi bi ñuy wax ñu ngi wax autour de li ñuy wax yëpp pauvreté moo ko ŋànk donc comme pauvreté moo ŋànk loolu yëpp yoon la aussi itam vraiment ñu xool jouer ak suñuy poos nag képp ku ci ne xam nga ne ëmb dépense la àndal donc war nañoo saytu suñu bopp xool naka lañ koy organiser bu ko defee dañuy am suñu wér-gu-yaram am suñu wér-gu-yaramu famille am suñu poos bu ko defee dinañ mën a dund ci dund boo xamante ne ni bu mucc ay la vraiment léegi da nga wax point bu am solo muy planification familiale nga ni bokk na ci li nga xam ne di mën na dàq li di la malnutrition ndaxte bu fekkee ne njur mi dafa wala ëmb bi dafa sorantoo yaakaar naa ne xale bi juddu dina jël temps ba mën a màgg mais planification familiale sax yaakaar naa bari na ay méthode wala benn façon planification moo am waaw comme ni ma la ko waxee dañoo nekk ci tënk mais bi ma la nee nañu def le tout pour dem kër docteur boo demee kër docteur comme ni nga ko waxee noonu planification familiale ay pàcc la te boo demee kër docteur am na spécialité boo xamante ne ni mu nga fa koo xamante ne uniquement loolu rek lay saytu moo ko tax a jóg bu ko defee yow boo demee foofu noonu di nga gën a toog ak ñoom yaatal ak ñoom ngeen waxtaan bu baax a baax mais li ma la mën a wax mooy que ne ay pàcc la dégg nga bu ci nekk boo xamante ne ni ànd na ak sa yaram moom lañ lay defal moo tax bu kenn xalaat wala nga am xel ñaar naan planification nii planification naa boo demee bul déglu waxu mbedd mi demal ba ci koo xamante ne lii mooy métier nga laaj ko ngeen bokk waxtaan yéen ñaar bu su boobaa dina
di ngeen waxtaan mu tanal la boo xamante ne moo gën ci sa yaram loolu moo gën a am solo. ndax xam nga boo gisee mu jur toole ba bépp dañu nekk un pays boo xamante ni c'est la tradition, c'est l'islam. Donc est-ce que réellement l'islam permet nañu aussi en plus loolu aussi c'est des questions à poser. Voilà donc bu ñu mënee dellu si waat ci sujet bi rek muy li fi ñu nekk muy prévention solution yi. lu mën a teg tey ba dàq ba jëlee fi li nga xamante ni mooy malnutrition nga indi si. ay leeral yu bari mooy nañ soralante jur yi. nañu bàyyi xale yi. li naan l'interdiction des tabous. yi nga xamante dañ ko doon di interdire xale yi lekk yi. te xale yi war ko mën a lekk te war leen mën a jëriñ nañ bàyyi xale yi lekk normal. nañu soralante jur yi. nañu suivre xale yi. di bu ñu commencé màgg ba ko dañuy mën a atteindre l'âge normal. ñu di suivre topp leen di yóbbu kër docteur yooyu yëpp nekk na si ay prévention si ak prévention yi aussi yaakaar naa ne war na am yeneen méthode yeneen façon yoo xam ne ay façon préventive la effectivement puisque boo ko xoolee nee naa la comme le cas de Souleymane Diouf vraiment y a des programmes yoo xamante ne ni boo duggee ci commune bi fépp foo dugg daanaka gars yi décentraliser nañ ko de telle sorte que fépp foo mën a nekk rek am na lieu boo xamante ne teg nañ ko vraiment pour xeex xiibon lieu yooyu nag ñu teg pour xeex xiibon li may ñaan population mooy que ne ñu dem fréquenter lieu yooyu puisque moo gën ci ñun gën ci suñu njaboot Souleymane évoqué na ko nii ki mënoo jékki-jékki gis xale détecté directement ne dafa am malnutrition foo nga jaar ci les lieux de pesée ñu peser la defal la périmètre brachial bi bu ko defee dañuy xam exactement ban xiibon la bu ñu xamee ban xiibon la ci lañ lay mën a defal une prise en charge donc loolu ci façon xeex xiibon bi la donc may ñaan di lancer un appel à ce que population yëpp ku ci nekk foo nekk am na fu la gën a jege nga déplacé wu le plus rapidement possible dem jéem a xool sa njaboot ci li mu nekk waaw ak Cheikh xale yi ñu gis it en plus salté ñu nekk ci salté bi maanaam xale yu ndaw yi ñu bàyyi ñuy taxawalu ci mbedd yi taxawalu ci kër yi di nekk ci est-ce que loolu nekkul ci loo xam ne aussi en fait buñ ko moytu woon yaakaar naa aussi war na bokk ci ay si li nga xamante ni mën na xeex bu ñu téye xale yi ñu set ànd ak cell yaakaar naa loolu bokk na ci li mën a xeex malnutrition ndaxte waa xam nga ci njëkk li nga wax ni lu am solo la mais ci njëkk boo xoolee liy malnutrition mooy que ne carence la carence u lan manque carence en protéine wala carence en énergie dégg nga carence protéidique ou bien énergétique donc boo xoolee xale bi nga xamante ne mu ngi ci salte ci poto yooyu yeneeni mbir moo ko mën a jóge arrivé foofu mais du malnutrition dégg nga mais ci biir loolu dafa am solo boo xamante ne nii gis nga nit foo mën a nekk da ngaa war a bindoo ci ñetti anam taxawee ci ñetti cël nit ki da ngaa war a fonk sa bopp d'abord fonk sa entourage fi nga nekk sa environnement fonk aussi vraiment li nga xamante ne ni mooy ñi nga xamante ne ñoom nga nekkal dégg nga si biir loolu buñ ko defee rek gëm naa ne fépp foo mën a nekk da ngay bëgg mu sell donc bàyyi xale yi ñu nekk ci foo xamante ne ni amul hygiène loolu vraiment gënul conseillé wu ma ko kenn kon daal nañu téye xale yi ñu am hygiène bu baax a baax mais Cheikh nag ñu ngi nekk ci ceppaandaw émission bi léegi Cheikh buñ mënoon wax nga revenir un peu defa d'une manière ramassée la malnutrition définition ba ak causes yi signes yi complications yi ak solutions yi foo ñu moo defal de manière ramassée waaw ok merci Lamine comme ni nga ko waxee ñu ngi ci càppaandalu émission bi am na solo ñuy jaajëfal ñëpp vraiment di rafetlu aussi vraiment présence bi comme ni nga wax rek comme affaire bi temps bi may ñu ko dañuy def bref rek comme ni nga ko ñaane noonu waxtaan bi dañ koo tënkoon ci juróomi anam ci juróomi pàcc maanaam dañoo waxoon ci définition bi yaakaar naa ne ñëpp teewlu nañ ko bañ ca jógee ci la ñu wax ci causes yi ñëpp aussi vraiment teewlu nañu causes yi am na ñoo xamante ne nii
intervenir nañu vraiment mu am solo lool. ba ñu paree ci cause yi tamitam dañoo dugg directement ci complication yi. waaw bi ñu paree ci complication yi. ci la ñu doog mode de prévention yi. vraiment mu doon loo xamante ne nii lu am solo la. comme temps bi mayatuñu ko vraiment. ñuy jaajëfal ñëpp vraiment. di leen bëggee yéen itam vraiment ndax am na solo. taxawaay bi mat na. affaire bi guddi na. te ñëpp a ngi teewlu affaire yi. ñuy ñaanal ñëpp aussi vraiment di kontaan bu baax. ok merci beaucoup jërëjëf ñu ngi kontaanaat bu baax rek si di dalal genre yu mel nii parce que émission yi nekk na émission yu am solo ay émission yoo xam ne dina sensibiliser li nga xamante mooy population bi sensibiliser ñi nga xamante en fait mooy jigéen ñi yore xale yi si biir kër yi di am fexe ba seen dund gi ñuy dund ak ñoom ak environnement bi nekk ñu mën a teg xale yi ba xale yi ñoŋ ba mën a tegu si foo xamante ni peut-être mën nañ di feebar nag mënut a ñàkk wante nag fagaru moo gën faju kon auditeur auditrice Nguelmak TV Nguelmak Média ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ne émission bi di Parlons Santé ñu ngi koy daal di yemale fii ba ëllëg ñu ngi tàllal suñu yoxoon ak ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ ñu dalal leen fii si émission bi xam naa ne duñ koy yemale fii dinañ amaat yeneen yoo xam ne dinañ ko amal ak yow parce que lépp li ñu war a waxtaane bari na si santé si biir commune bi merci beaucoup Cheikh ñu ngi lay. ok incha allah nga may ma terminer rek. puisque mënuma commencer sans pour autant. mënuma commencer bay terminer sans pour autant ma féliciter ñi nga xamante ne ni. tey lii bu amee ñoo ko yombal. muy le doyen Saliou Diouf. Vraiment il n'a ménagé aucun effort effectivement pour lii am vraiment puisque vraiment c'est un ICP mais c'est notre encadreur vraiment def lépp ci ñun di ñu tarbiya ba vraiment tey lii bu ñëwee ba egsi fii vraiment mën naa wax ne lépp moom la aussi bien may kontaan aussi ci personnel bi nga xamante ne nii moo nekk ci poste bi vraiment personnel médical bi ñu muy ñoo xamante ne nii ñu déterminant la di béggee aussi vraiment suñu sage-femme Maguette Gueye vraiment di ko nuyu de passage di ko jaajëfal puisque lii ñuy waxtaan nii moom moo nekk ci xolam puisque xale bu ko gisee mënul am jàmm tant que xale boobu nekkul dans de très bonnes conditions donc may jaajëfal ñëpp di béggee ñëpp di kontaan aussi ñi nga xamante ne ñu ngi ci kër yi di toog di déglu di béggee ñi nga xamante ne sont mes amis di woote de gauche à droite vraiment béggee naa ñëpp di kontaan ci ñëpp plus particulièrement nag Nguelmak TV puisque lii ñuy def ñun lañ koy defal puisque ñun ñoo moom askan bi ci biti ndax sama dooma nga fa sa dooma nga fa doomu keneen a nga fa donc luñ fi jëlee ci njëriñ suñu njëriñ la ñun suñu biir donc waa Nguelmak TV vraiment ñu leen di ñaanal lii bañ a doon seen dernière émission ñuy am des émissions des émissions ndax am na solo ci gox yoo xamante ne dañuy divulguer li nga xamante ne moo nëbbu woon donc kontaan nañ ci yéen bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax merci auditeur auditrice Nguelmak TV ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon